ku ko song nag wax ñu dégg la ñu am ci gan Niokho Baye Diouf directeur promotion des droits de l'enfant moom la ñuy dalal ci xibaaru digg bëccëg bi monsieur Diouf ma dellu nuyu la. maa ngi lay dellu di fay soxna Ngone. mi ngi noonu ni ñu ko waxee thème bi xale yi xëy na wax ndax bu ñu songee média yi jàpp nañu ni danañu yëkki seen bopp ay kaddu gannaaw ba ñu la delluwaatee ndokkeel la ci bis bi tey ji situation xale yi boo ko doon wax ci Sénégal fu mu toll. waaw situation xale yi dafa nekk loo xam ne am nañ ci yaakaar ndaxte soo gisee tey ñuy célébrer journée mondiale de l'enfant dafa di atum 1989 mbootaayu xeet yi dañoo dajaloo ne dañuy tënk benn charte convention boo xam ne dañuy sàmmonte ak yelleefu xale yi waaye du yem foofu bépp état bu ko signé da ngay def ay pexe tëral ay politique ay programme ak ay projet pour dëggal loolu nga xam ne moom nga engagé wu. at bu jot nag dañuy toog di saytu xool nguur yi signature boobu ñu defoon engagé seen responsabilité ne dañuy sàmmonte ak yelleefu xale est-ce que def nañ ci ay jéego walla déet su fekkee ne tamit liggéey nañ ci ndax am na ay jafe-jafe yoo xam ne ëllëg mun nañ ko weesu ngir gën a mun a méngoo ak li nga xam ne mun a sàmm ak yelleefu xale. gouvernement Sénégal nag wax dëgg yàlla am na ay pexe ay jéego yu rëy yoo xam ne def na ko ci wàllu yoon parce que tey jii dem nañ ba defar benn code de l'enfant boo xam ne mu ngi ci circuit bi pour ñu mun ko voter. code de l'enfant boobu day tax ñu gën a sàmmonteeg ak yelleefu xale. su loolu weesoo tamit taxaw nañu ay kuréel parce que depuis 2013 ñu ngi déroulé li ñuy wax stratégie nationale de protection de l'enfant stratégie boobu dafa jël ay ponk lépp loo xam ne ci wàllu aar la lépp loo xam ne ci wàllu tontu ci ay jafe-jafe yoo xam xale yaa ngi koy dund lépp loo xam ne ci wàllu aussi promotion la maanaam def ay plaidoyer pour que ñu changer def ay réformes légales réforme institutionnelle ak politique ngir gën a gouvernement Sénégal gën a mën a méngoo ak doxalim ci xale yooyu aussi ñu ngi ci taxaw. mais yow mi yor waaye li am mooy ba tey xale yi aussi ñu ngi am ay jafe-jafe parce que tey jii dañu ne Afrique Sénégal mooy dëkk bi nga xam ne daanaka ci wàllu yoon ak yooyu ñoo ci gën a avancé mais ba tey xale yaa ngi dund ay jafe-jafe. mais concrètement sur le terrain wàllu jafe-jafe yooyu yow mi saytu wàllu droit xale yi boo ko doon tënk qu'est-ce qui vous pose aujourd'hui le plus problème. mooy xale yi taxawal ci mbedd bi defe naa la kooku Sénégal yëpp la vraiment le gêné daaw président Macky Sall joxoon na fi benn décision ne nañ jëlee xale yi ci mbedd bi mu nekk situation bu difficile boo xam ne ñëpp koy ñaawlu di ko mettlu ñu tàmbali ko am ci ay résultats yu am solo tàmbali bi ndaxte demoon nañ ba gox yu bari daanaka gis la fa woon xale mais après ñi nga xam ne ñoo waroon dugal seen loxo yëpp ci mbir mi ñu ci bari dañu dellu gannaaw taxaw su loolu weesoo tamit mbir koppar bi nga xam ne tey jii moo waroon accompagner plan de retrait boobu parce que nag soo génnee xale yi am na lu ñu prévoiroon pour jàppale njaboot yooyu nga xam ne tey amuñu doole ba jël seen xale di leen yóbbu ci mbedd bi jàppale sëriñ daara yooyu nga xam ne tamit amuñu lu ñu dundale xale yi ba leen di bàyyi ñuy dem ci mbedd bi loolu yëpp dañ ko tënkoon ci benn document boo xam ne 14 milliards la pour génne yalwaan biir Sénégal suñ ko financé woon heure bi def naa ne leneen la ñuy wax rawatina plan de communication bi nga xam ne dafa waroon dugal kilifa diine yi fédération ak ligue association maîtres coraniques yi rawatina waa société civile ñoom sax seen diggante bi def nañ ci liggéey bu am solo. mais concrètement est-ce que amul foofu manque de volonté parce que c'est vrai que wax nga ko nguur gi am na lu mu ci waroon dugal mais bu ci xaroon tànk tubayam parce que tey ji wàllu droit de l'enfant la ñuy wax ñoom mënaluñu seen bopp donc dañu leen war a protéger mais dañu leen a seetaan ci mbedd mi entre insécurité agression xiif lu nekk di leen ci fekk ñuy xaar ay milliards yoo xamante ni kañ la war a ñëw. waaw xam nga volonté mënul weesu baatu njiitu réew bi nen na fi ñuy jógee defe naa loolu mooy mesure bi ñu njëkk a saluer te aussi bi ñu ko tàmbalee wax dëgg yàlla am na ay résultats yoo xam ne gis nañ ko si. waaye dañoo tàmm ay déclarations. li gàllankoor lan la ñu def pour mu jóge fi la fi jóge mais dafay laaj looy. xam nga lan moo gàllankoor mbir mi d'abord dafa am ay mesures d'accompagnement yoo xam ne war nañ ko mun a teg ngir jàppale njaboot yi ak daara yi waaye itam dañu war a appliquer la loi. parce que aussi suñu nee dañu tere yalwaan xale yi nañ génn si mbedd bi am ñoo xam ne ñu ngi continuer di yalwaanoo xale ñu leen di gis ñuy taxaw si mbedd bi defe naa ne dañu war a taxaw situer responsabilité yi. et qui est responsable. am na ñu war a jëlee xale yi si mbedd bi ñun li ñu mën mooy récupérer xale yi dugal leen si ay centre faj leen toppatoo leen delloo leen seen njaboot waaye ñun du ñu dem si mbedd bi sol ay tenue naan dañuy topp ay xale di leen jël di leen dugal si ay oto donc dama ne ñëpp si am responsabilité
sëriñ daara yi kilifa diine yi association yi société civile parents yi seen bopp en premier lieu ñoom aussi defe naa ne mënoo jël sa doom rek dénk ko nit mu wóor na kooku jàngalu ko la nga doon xaar si moom defu ko xale baa ngi taxawal si mbedd bi di dund ay jafe-jafe yu nekk yow yëgaloo ko sa yaram en tant que parent defe naa ne responsabilité foofu la commencé. mais xëy na comme ni ñu koy waxee état de droit lañ nekk bu ku nekk fayiree ki fi war a nekk pour lijjanti loolu yëpp tey jii état la war a doon que mu nekk parent bi que mu nekk sëriñu daara bi que mu nekk takk der bi waroon a wàcc lijjanti loolu xëy na jotut a wàcc nguur gi même ci ndorteel li gis nañ ne xëy na ñi ngi doon rocc xale yi mais pas rythme bu ñu gënal par rapport ak nombre d'enfants yi nekk ci mbedd mi. dama ne bi ñu tàmbali commissariat de police yi en 3 jours. bu ñu dugalee seen loxo gisatoo benn xale si mbedd bi brigade spéciale des mineurs bi nga xam ne moo ñu doon jàppale ànd ak ñun si lu yàgg daanaka presque 1 an ba ñu àndee ak ñoom gox yu bari gisatoo fa ay xale waaye bi ñu téye seen loxo defe naa ne xale yi dafa mel ni ñëwaat delluwaat encore en nombre si mbedd bi donc dama ne il faut que ñu situer responsabilité yi ñun ministère bi ñu yor mooy sàmmonte ak yelleef xale yi fexe xale yi su nekkee si mbedd bi ñu yuuxu alerte ñi nga xam ñoo leen war a génn si mbedd bi pour que ñooñu jël leen si mbedd teg ko suñu loxo ñun ñu dellu leen say anam yoo xam ne seen waajur wala fay seen jànguwaay. mais saafara kan nga yaakaar ñu am ko ci pour reprendre mbir mi parce que rafetul ci jaru Sénégal. mbir mooy ba njiitu réew bi jëlee décision ne léegi dafay jagleel ministère lëmm jox ko xale yi tey ministre bu bees bi dafa taxaw teg tànkam ne. dina def bépp këru diine kilifa diine yi dem toog ak ñoom waxtaan ak ñoom parce que aussi am nañ si responsabilité am na ay tànk yoo xam ne ñoom suñ ko si doxee rawatina association ak fédération maître coranique ñooñu seen bopp contrôle seen biir parce que ñoom xam nañ ne am na ñuy def nag suñu noonu si xale yi te dafay niinal li nga xam ne mooy deru l'islam donc démarche boobu suñ ko defee actuellement ñu ngi def cartographie Touba. pare nañ ko cartographie géolocalisée tey amul benn daara bu fa nekk boo xam ne xamuñu lu nekk ci biir Dakar lañ koy ñëw mottale loolu su paree mu nekk situation de référence dañu programmer benn forum national sur la mendicité parce que nag mbir mi il faut ñu man ko ne Sénégal lan lañ bëgg mu ne xale yi bu ñu jógee nañ jógee ci mbedd bi ba pare ku xëy di wër ay xale pour sarax leen ci mbedd bi yenn problème de comportement la. il faut mais loolu en fait est-ce que problème bi foofu la situé tey jii boo bëggee saraxe boo gisul xale xam nga fu daara yi nekk donc pour man problème bi du foofu nguur gi ci boppam moom moo ci mais nit ñi nañ tey xale bañ a joxe ci mbedd bi nañ commencé rek xëy soo ba ngoon bu kenn joxe ci mbedd bi ñu xool ndax xale yi dañ fa def ñetti fan mais la ñuy fekk ci mbedd bi soo leen fekk ci mbedd jox leen ko duñ fa jógee nañ ko téye yóbbu ko ci daara yi ku ñu fekk ci mbedd bi ñu romb la fa dem daara yi nga xam ne tey jii yelwaan lu ñu xale ñu jox leen ko ñu set parce que nag ñu ci ëpp nag xam nga le 5 ak le 6 bi passé am na benn opération bu Interpol def 5 pays africains ñoo ci bokkoon en même temps opération coup de poing xale yañ jàpp ba seen sëriñ ñëwee da leen yóbbu ci yoon tey jii ñu ngi nekk ak yoon mais lu mel noonu nag defe naa ne il faut que ñi nga xam ne dañuy jéggi yoon nit ñi nangu ñu leen di teg ay daan pour que ñeneen ñi aussi bañ ko def mais su fekkee ne nit day ñëw ñu téye xelam yóbbu ko centre Gindi sëriñam ñëw ñu ne ko demal commissariat mu dem commissariat ñu bàyyi ko loolu nekkatu ñun suñu responsabilité. bu weesoo monsieur Diouf wàllu mendicité boobu xam naa xëy na forum bi du ñàkk muy indi ci ay saafara yeneen ci wàllu torof en terme droit des enfants xëy na ci wàllu ko njàng mi abri provisoire yi ñëpp bokk nañu naqarlu ko yenn conditions yu xale yi di jàngee wala leneen loo xamante ni trafic xale yi yooyu tey jii bu ngeen ko doon xool bu ngeen génnee mendicité bi fan ngeen war a gën a taxawaat pour que gone gi gis boppam wala bu jëloon kàddu gi jàpp ni lii war ngeen ko lijjanti. waaw xam nga àq xale. dafa complémentaire comme ni ñu koy waxee. maanaam doone man rek affaire état civil maanaam xale bi foo am kayitu juddu moo ma intéressé nga bàyyi jàng bi wala nga bàyyi wërgu yaram wala nga bàyyi protection am si wàllu métital yi nga xam ne ñu koy def dañ ne benn bopp la mooy aar xale bi nga xam ne dafa nekk situation lépp loo xam ne daf ko war si dundam si li ko war a aar yar ko dañ koy boole mu nekk benn. donc approche intégrée boobu moo tax tey jii ñu taxaw li ñuy wax benn stratégie nationale de protection de l'enfant stratégie boobu dañuy dem ba taxawal ay kuréel ci département yi. il y a suffisamment de moyens parce que fii problème moyen dafay ñëwaat souvent pour loolu ngeen di mébét ngeen àggale ko. suñu problème yëpp stratégie bi déjà 8 milliards la woon sur 3 ans
mais 12% lañ mobilisé 3 premières années yi actuellement ñu ngi dugg ci 4e année bi donc pour dire que mbirum xale il faut nit ñi xam ne mooy avenir u dëkk bi il faut nit ñi xam ne feneen foo dugal xaalis defe naa dugal ko ci xale ki nga xam ne tey jii genn wàll population Sénégal ay xale lañu ëllëg ñoom ñoo war a yor réew bi dañ leen war a préparer defar ci ñoom koppar boo xam ne tey jii dinañu am doole ak taxawaay boo xam ne day mën a wattu réew bi mais su fekkee ne dañu naan protection sociale. te xaalis ñu koy tas ci biir famille bi te biir njaboot boobu xale ba lam say am dafay néew wala du tax mu mun a développer wu yaakaar naa ne problème bi foofu la nekk te ñun au niveau du ministère direction bi suñu plaidoyer parce que ñu ne avocat xale yi dañuy taxaw nguur gi naan nguur gi yéen ñu fi teg pour xale yi waaye xale yi dañu war a am lii mooy seen droit ñun ñooy kaasal xale yi seen droit donc dañuy def tout tey jii position bi nga nekk position boobu laa nekk position parents yi ñun lañ nekk pour fexe nguur gi suñuy xëccoo ñun ñu tippool xale bi jox li nga xam ne moom la yelool te mu war a nekk loo xam ne mu war a ëpp si séddoo. bàyyi sañ-sañam mate kon ñu gërëm ko bu baax ñoo ko Baye Diouf la ñu doon dalal moom mooy directeur promotion droit de l'enfant bisub tey ji àdduna bi jagleel ko tout tànk yi monsieur Diouf ñu lay gërëm ci teewaay bi suñu plateau. maa ngi lay remercier si invitation bi mu invité. oui ci wàllu ko